seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte teewaat fii gannaaw bu ñu leen ziare ndokkal leen ci Achoura bi ak tamxarit bi ñu jógee démb di ñaan yàlla may ñu teewee ko ay déwén yu bëri donc di leen baalu àq di leen baal àq am mbégte ànd ak tey ci soir d'info bi Abdoulaye Dione moom mooy coordonnateur collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec Abdoulaye Dione maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar sëñ Der encore une fois di rafetlu dalal bi ngeen fi dalal. di nuyu suñu téléspectateurs yi ñuy seetaan ñëpp di nuyu tout le personnel de l'hôpital di ko dalee ba ci gardien bi ba ci technicien de subsat ñoom ñu ngi leen di ziar di leen baalu ak comme ni nga ko waxee ci weeru tam. ba ci xaw nañ tëju de mbaa du cere ji dala jàpp ak sa mbokk séeréer yi. waaw loolu moom dëgg la cere moom macha allah sa mbokk séeréer yi dëkk ko ci Mbuur. macha allah alors ñu war a waxtaanee kon ni ñuy waxaatee tabax gi ñu namm tabaxaat hôpital Le Dantec. yéen ngeen fay liggéeyee. taxawal collectif bu ni mel lan moo ko tax a jóg. waaw collectif bi encore une fois dañuy rafetlu tabaxaat bi président bëgg a tabax hôpital. duñu tàyyi di ko dañ koy rafetlu. waaye tabaxaat bi ci boppam moo tey xel. waaw tabaxaat bi ci boppam parce que dañ ko waxtaanewul ay acteurs bu ñuy ànd. bu lu mel ne tabaxaat dañu waroon toog ñun ñëpp tous les acteurs de l'hôpital ñu toog ñu waxtaane ko saytu ko xool nu ñuy tabaxee. mais dañoo xëy benn jour rek président ne day jaay 3 hectares yi tabax ci yeneen 3 hectares yi loolu lañ ci am. boobu ba léegi. moment bii may wax ak yow le sort du personnel n'est pas réglé. personnel actuellement xamuñu fan la ñuy balaa ñuy waxaat ci tabax bi. yaa ne personnel bi mais xanaa xel nangu na ne ña fa doon liggéeyaat ñoo fay dellu liggéeyaat rek. ñoo fay dellu liggéeyaat maanaam. xam nga ñun dañu waxante woon. ñu tabaxaat ko mu bees mu ñàkk bees ña fay liggéeyee moom man je ne vois pas. wóorul xam nga la moo tax wóorutul. lu tax wóorul. voilà merci beaucoup xam la moo tax wóorutul dañu waxoon ne hôpital bi dañ koy tabaxaat. tabaxaat bi par phasage la ñu waxoon. phasage maanaam mooy par phase maanaam bu ñu tabaxee fii ba pare ñëw tabax fii bu ñu tabaxee fii ba pare ñëw tabax fii donc kenn du génn. mais dañoo dem ba ci biir arrêté aussi. merci beaucoup dañoo dem ba ci biir nag léegi ñu ne ñun ñëppay génn. rawatina plan bi ñu bëggoon tabaxal. plan bi ñu bëgg a tabaxal. ñun validé guñ ko ba léegi dañoo dem séminaire 2 jours. rapport baa ngi fi rapport séminaire bu xam nga lu mu wax. nee na dañ ci war a créer waat yeneen service dañ ci war a créer yeneen service te rapport bi nee na sax à la limite li ñuy tabax polyclinique. oui justement polyclinique est-ce que gënul wala yéen. déedéet polyclinique baaxul hôpital Aristide Le Dantec référence la. royukaay la. wax sëñ Der ñun depuis 2012 la ñu am projet d'établissement. avec un architecte sénégalais Malick Mbow. ñu tawaxal ko 2011 la ñu réuni dañu ne dafa cher 80 milliards la woon. waaw ñu wàññi ko def ko 60 milliards. 2012 ñu mettre ko en jour. donc projet boobu mi ngi fi. donc lan moo tax ñuy dem di ñu indil ay espagnol. di ñu indil polyclinique est-ce que boobu bi ngeen koy def waxtaanoon ngeen ceeg état wala jotoon ngeen ko won seen projet boobu. ngeen amoon ak nu mu tudd architecte bi ngay wax. Malick Mbow mais suñu projet boobu président ñëw na fa en 2014. ñu présenté ko mu ne lii c'est un bijou sanitaire. bu da koy boole ci axe de plan Sénégal émergent. donc projet boobu ñoom xam nañ ko bu baax. boo demee dañ ko banque mondiale. 33 la woon 33 projet la woon boobu si banque mondiale jël ci 6. boobu ci la bokk. ñoom xam nañ ko ñoom dañ koy ndamoo ñoo la gën a xam projet bi. projet boobu nag lañ bëgg kuñ ko tabaxal bàyyi espagnol yi. et polyclinique bi tamit ni nga wax ngeen d'accord. non polyclinique xam nga moom mooy lan ngeen de. waaw polyclinique mooy tey malade. man de bu ma jàppee polyclinique mooy lépp a ngi fa. déedéet polyclinique xam nga lan mooy lan malade cardiologie bi day tëdd nii malade chirurgie bi tëdd nii malade lay nekk bi tëdd nii comme clinique du Cap. gis nga ay clinique du Cap ni ñu mel. ay clinique Madeleine. waaw loolu la baadoola dootu fa fajoo. néew du doole dootuñu fa fajoo te Dantec ne hôpital indigène la tuddoon. néew du doole yee ko moomoon. ñun boo gisee ñuy wax néew du doole yi rek ñoom ñoo tax ñuy wax keneen taxul ñuy wax. rawatina financement bi bouclé nañ ko projet boobu ñoom signé nañu ak un promoteur sénégalais. waa ji pare waa ji am na xaalis am na 92 milliards buñ ko woon suba mu tabax. mu tàmbali waaw ñun am nañ suuf si am nañ projet de reconstruction am nañ xaalis fan la problème bi nag ñu dem di ñu indil ay espagnol et puis li ci gën a yéeme Nder. temps yi xam nga temps yi conseil des ministres bi passé lan la président il faut qu'on accélère xam nga nan lañ def. dañoo jékki-jékki di génne malade yi te wéruñu. mais li ma lay wax lu yéeme di dàq malade yi di leen dàq ci mbedd mi. pour ñu mën a tàmbali. merci beaucoup di leen génne malade yu wérul malade yi nga xam dañu laaj suivi. les gros malades exemple je te donne un exemple lu tax ma ne la phasage bi moom mooy yoon. phasage bi moo gënoon ci mais parce que nous avons des gros malades. ñi ñuy wax les gros malades maanaam ñi malade bu am cancer. nga xam ne day laaj chimiothérapie. radiothérapie. kooku est-ce que mën nga xëy benn jour rek ne dans 5 jours 10 jours nga ne ko demal
malade boo xam ne exemple malade cardiologie est-ce que mën nga xëy rek dans une semaine ne ko génnal mais malade dafa xam agenda politique gu président malade xamul agenda politique gu président ku feebar nu muy xamee agenda politique kooku bu wérul waruñu ko génne kooku violation ramane droit de l'homme mais bi leen génne amul fu ñu leen yóbbu ñu leen fenn référé wuñu leen fenn dañ leen sànni ci mbedd mi moo tax encore une fois maa ngi wax ak askan bi loolu du dëgg du yoon dañoo jël malade yi di leen génn ci mbedd mi sànni leen comme ay xaj ndeer lu ñaaw lan moo ko fi jar mel ne réew mi bokkuñu ko ñun bokkuñu réew mi parce que lan la soxla nga suuf rek suuf si rek lañ soxla waaw d'ailleurs sax ña leen wax ne boo leen bëggee ñu tabax boo leen bëggee ñu signé contrat bi da ngeen di génne personnel bi yëpp moo tax ñu bëgg ñoo buub sànni moom moment bi may wax ak yow moo tax tamit nga ragal ni am na ci yéen ñoo xam ne moment bii may wax ak yow moment bii may wax ak yow actuellement nii personnel hôpital Aristide Le Dantec xamuñu fu ñu jëm léegi bu ñu tàmbalee liggéey kon da ngeen di dem toogi seen kër yi di xaar mais ñoom loolu la ñu bëgg a def mais loolu ndeer dafa wóor mais ndeer personnel 90% ndeer 90% personnel hôpital Aristide Le Dantec xam nga lan lañ ay contractuel hôpital moo leen ñu fay kooku boo ne ko demal nga toog demal nga ne ko nga toog mu dem toog donc du salaire mais lépp ci hôpital bi lay jóge du ñu fayeeku voilà lépp ci hôpital bi lay jóge kooku boo ne ko demal nga toog te joxoo ko benn garantie loolu dal na xel joxuñu ñu benn garantie actuellement moment bi may wax yow signé wu mu benn kayit luy wane ne ñooñu bu ñu demee toog dinañ leen fay rawatina nee nañ commencé déménagement boo xam ne nit ñi dem nañ xool fañ leen di yóbbu nee nañ foofu baaxul fan la exemple ñii dañ leen tas ñii ay Touba ñii ay Dalal Jàmm ñii kenn xamul fu ñu ba pare ce qui est grave te nous allons porter plainte xam nga la ci gën a yéeme lan la amul benn voie administrative bu ko autorisé amul benn note de service merci beaucoup état ñoom noonu la ñuy marché dañuy jékki-jékki di comprendre di def seen yooyu léegi xoolal dañuy xëy benn jour indil ñu gendarmerie ñu buub ñu mais ñun nous ferons face moo tax ma j'interpelle toutes les organisations les droits de l'homme la société civile les actes ñëpp ñu ngi leen di leen xam ne xamal ne hôpital Aristide Le Dantec la fa xew jéggi na dayo les organisations droits de l'homme bu ñuy ñëw ci bâtiment bi it ba ñuy wax sànq yaa ngi may wax même structure bi yéen doyu leen R+6 lu tax bëggu leen ñu tabax ko jëm kaw xam nga la mooy problème plan boobu ñun dañoo dem séminaire 2 jours séminaire lañ def bi ñu ko présenté ñu ne leen seen plan bi baaxul dem leen ngeen xoolaat rapport baa ngi fii rapport bu xam lu mu wax ñu dem dañ ci war a créer yeneen service suuf si doyul dañ ci war a créer yeneen service mais der xanaa kay balaa nga ne da ngay tabax mais nga woowaat ñu séminaire ñu xool ndax yow liggéey boobu def nga ko ci rapport li rapport bi wax def nga ko mais defuñu ko dañoo xëy benn jour rek ne dañuy tabax te ñun xamuñu lu ñuy tabaxal rawatina ñu ne ñu woon phasage la par phase la léegi dañoo jékki-jékki ñu ne ñun ñëpp ay génn te man j'ai des sources yoo xam ne espagnol yi nee nañ leen tant que ñun génn ñun ñoom du ñu mën a tabax moo tax ñu bëgg ñu patam mais booy patam mais xanaa ay malade nga war leen a yërëm mais ndeer loolu ñëpp ko war a naqarlu malade yi lañ jël di leen sànni ci biti buñ continuer ma commencé lu woowee jonn kon jonn wala jonn merci beaucoup daf fi sànq maa nga naan der waaw léegi ma ñëw ba léegi maa ngi insister ci bâtiment bi pour lan bëggu leen R+6 bi tamit parce que da nga ma ni li ñu koy tabaxee jëm kaw yéen dalul seen xel lu ko waral man xam nga ne moom maire man ay États-Unis ak yooyu da ngay dem gis seen bâtiment yi da ngay gis hôpital R+10 sax hôpital am na fa xaw ma sax lan la ñuy tabaxal parce que man bañ ma woowee séminaire ñun ñëpp ñu fa newoon ñëpp tous les acteurs de la santé dañoo d'accord ni plan bi c'est pas un plan nañu dem xoolaat ko même yéen plan bi da ngeen ko rejeté non dañ ko rejeté rapport baa ngi fii donc yow boo demee ba nga ne da ngay tabax mais kon recommandation yooyu rek ñu la joxoon mais da ñoo war a woowaat ñu toogaat ngeen ñu ñoo waxtaanaat merci beaucoup li ngeen ci doon laaj yëpp léegi mi ngi nii lii def nañ ko ci lii def nañ ko ci lii def nañ ko ci lii def na ba ñu validé ko buñ ko validé nag nga soog a dem tabax mais ñun validé wuñ waxtaanu ni ñu ak yéen mais yeneen jafe-jafe ñàkku fa xam nga ñi ngi ko doon wax tamit balaa ñuy tàmbali yeneen jafe-jafe au-delà de xel ñaar bi ngeen am ci di ngeen delluwaat bu hôpital bi pare dinañ leen jëlaat yéen ñëpp ak yu demee yan jafe-jafe ngeen am ci wàllu hôpital boobu. mais hôpital actuellement jafe-jafe yooyu rek la ñu am. yaa ngi ma doon wax contrat yi EP naka la ñu tuddati. comme EPS. waaw les EPS voilà. maanaam personnel hôpital Aristide Le Dantec laa la bëgg a wax. waaw 90% yëpp hôpital moo leen di fay. donc ñooñu boo leen yóbbee chômage technique ban garantie nga ñuy jox. waaw que ñii di leen fay li ñu toog yëpp ba pare redéploiement amuñu sax plan de déménagement.
dañoo xëy benn jour la mooy li ma wax lépp ci suuf lañ koy def. amul benn voie administrative ñun on va dinañ créer benn pôle d'avocat boo xam dañ leen di topp parce que li ñuy def crime la c'est un acte criminel. jël ay malade di leen sànni ci biti. professeur PCM bi tëj bloc bi dem yoonam tëj bloc bi. kan mooy kooku. mooy président PCM maanaam président commission médicale. ok tëj bloc bi dem yoonam demain ni nañ di woo huissier mu ñoo def constat parce que du dëgg du yoon. bu liggéeyul na dem yoonam bàyyi bloc moom bloc bi. ba malade yi duñ leen opérer. malade yi waruñu leen opérer. mais boo liggéeyul am nga ci droit. mais bul tëj bloc bi. avec la complicité du remane directeur bi tamit c'est le moom tam mi ngi ci biir ah 1 mois ngi ni kenn gisu ko xëy seetu bu xëyee ministère lay xëy ñu nekk seen manigance yooyu di préparer xool fu ñu dugal fu ñu sànke mais ñun on va pas l'accepter nous ferons face moo tax ma je prends l'opinion publique comme témoin que ne ñun ak ñoom bu ñu bàyyiwul li ñu def ci jàmmaarloo lañ jëm parce que du ñu nangu ñuy sacrifier personnel boo xam def nañ fa 12 ans personnel prestataire bi nag ndax da ngay gis hôpital koo xam day xam def 12 ans prestataire 12 ans prestataire mais lu ko ëpp sax 15 ans prestataire di fayee ko ay 45 000 50 000 kooku nga boo bëggee rama ne kooku na bu tabax bi ñëwee rek nga bëgg ko lees nga ne ko dama toog sa kër. am na nga ni ñu def 15 ans amuñu contrat mais plus de 15 ans nga naan la. mais loolu tamit nu mu mën a nekkee. mais parce que le système sanitaire mooy li ma la wax système bi moo nermé te système bi gis nga Aristide la hôpital Aristide la Dantec nii bu ñu ko sacrifié. système bi pyramide bi mooy wadd. pour lan Dantec école la. référence la royukaay la. c'est le premier hôpital de l'Afrique de l'Ouest c'est un hôpital mythique. waaw lu tax ma ne la c'est un hôpital mythique école la. hôpital ne tey xool seen tabaxaat bi. mais c'est catastrophique j'ai mal am naa lu ma metti ci Sénégal. sincèrement j'ai mal. parce que hôpital bu mel ne Aristide Le Dantec boo koy tabaxaa il faut un plan de déménagement. bu wóor planifié. tey je te donne un exemple. demel lu mel ne Institut Curie. Institut Curie. wax ma xam naa mais waxal nit ñi luñ fay faj. voilà Institut Curie c'est cancer. maladie yi nga xam dañoo am cancer. cancer la ñu am Institut Curie tey 3 spécialités mi ngi fi chimiothérapie radiothérapie chirurgie. ci benn boobu waaw tey yow nga ne loolu da nga koy maanaam da nga ko fay jëlee exemple. li lay wan ne phasage bi moo doon yoon. service yooyu da nga ko for a maintenir. tey boo jëlee radiothérapie nga ne da nga koy sànni Touba. nga jël chimiothérapie nga ne da nga koy sànni Dalal Jàmm. nga jël chirurgie nga ne da nga koy yóbbu exemple Ogi. mais tey malade boobu tey bu waree bu ñu ko opéré tey mu war a def chimiothérapie day dem ba Touba di ko fa def. bu waree def day dem ba Dalal Jàmm di ko fa def. feneen amul beneen. non équipe la. non je veux dire à Dakar amul feneen fu ñu ko mën defee. fu ñu ko mën radiothérapie bi ngay wax par exemple amul feneen fu mu am. foo koy à Dakar non dama lay laaj. man kañ maay laaj ngay tontu. amul. boo demee cardiologie tamit c'est la même chose équipe la. rythmologue baa nga fa cardiologue baa nga fa kayor corona ba ainsi de suite. donc ñooñu ñëpp boo leen tasee équipe boobu mais tas nga école bi. école day mel ni kon hôpital régional. te école bi da ngeen ragal ni du dellu siwaat duñ leen delloo si après. mais ban garantie la ñu am. amul benn garantie. que dinañ dellu si. mais amul benn garantie. ci hôpital bu bees bi ñiy tabax xalaatoo ni loolu dinañ fa indiwaat Curie. nan lañ ko fee indee. mais ñu am pàcc buñ ko plan jagleel bi baaxul. plan bi moo baaxul. ak polyclinique boobu li ñu bëgg a tabaxal mënoo ci am loolu. mënoo ko ci am. mais pare nañ. am nañ projet d'établissement d'ailleurs validé par une commission de validation dañ ko validé ñëpp d'accord ne kii bijou sanitaire mais lan mooy problème ñu bël hôpital ba financement baa ngi fi y a un promoteur sénégalais l'actuel directeur moo signé woon avec un promoteur sénégalais contrat 92 milliards waa ji bouclé na financement bu ñu ko woon suba mu commencé travail ba pare waa ji en phasage la koy def phase par phase ba pare nee na mën na jël prise en charge personnelle bi donc état bi mën na tabaxaat hôpital Dantec te du ci def aucun centime du ci def ñatt dërëm donc pourquoi ñu bëgg moom nu muy fayee ko après bu ci defee merci beaucoup ni muy fayee ko BOT lay doon BOT maanaam mooy koo xam ne entrepreneur mooy financé mooy équipé BOT mu leer ci voilà waaw building opérateur comprendre maanaam promoteur bi mooy financé lépp équipé léegi dañ koy fay selon les recettes de l'hôpital chaque fin de mois lu ñu am dugal ko ainsi de suite pendant 20 ans moo am Eiffage comme étranger lañ ko defal war nañ ko mën a defal Sénégalais yi te waa ji da leen bàyyi ak gestion bi ñoom ñu gérer moom waaw moom nay fayee ko rek merci beaucoup du privé waaw
moom chaque fin de mois nañ ko jox lañ koy jox rek. te waa ji mën na jël prise en charge personnel bi. mën na jël seen prise en charge pendant tous les travaux ba pare ñoom li ñu waxoon dañ ko bàyyi ndeer. ñoom dañu waxoon dañuy tabax phasage ba pare personnel bi dañ leen di yóbbu formation moment bi ñu nekk chômage technique une partie du personnel dañ leen di former mais loolu lépp defuñu ko. xëy benn jour rek ne dañuy buub malade yi yóbbuñu lan la ñuy yàkkamti. lu ñu yàkkamti man xawma lu ñu yàkkam ba actuellement moment bi may waxee yow sooru personnel bi rek la wuñ ko. te nee nañ le premier la ñuy teg première pose pierre nga foog ne loolu xel nangu na ko. ci pose première kañ la nga le 1er septembre. 1er septembre. te moment bi may waxee personnel bi xamuñu fa ñu jëm. jottali nañ ma xibaar yi nii kon Ablaye lenn rek xanaa yow yàgg nga ci système sanitaire yaa ngi donc depuis sànq naan système sanitaire bi dafa nërmeelu nan la ñuy def pour yëkkatiwaat ko très rapidement mu doon dernière question bi. système sanitaire. pour yëkkatiwaat ko lu yomb la. premièrement nañ fi bàyyi hôpital Aristide Le Dantec tabaxaat ko école bi nekk. mooy base bi. mooy base du système bi mooy pyramide moo nekk au sommet. gis nga hôpital Aristide Le Dantec bu nërmeloo. catastrophe sanitaire. yaa ngi ma koy wax sànq. maa la koy waxaat te loolu laa lay waxaat. mooy base du système. bu nërmeloo. rek catastrophe sanitaire la. parce que mooy école bi ñëpp fa la ñuy jàngee. même en Europe am na ay professeurs yu nekk en Europe fii jaar nañ fi. donc mooy école bi. donc mooy base bi. base boobu nag boo ko amee bëgg ko sànq bëgg ko sànq moo tax ma ne la j'ai mal. j'ai très mal. am naa lu ma metti. voilà ay états généraux de la santé xalaatoo nañu war ngeen ko fexe ba ñu woote ko syndicat yi toog yéen ñi ni ngeen wax ñi fay liggéeyee nguur gi professeurs yi docteurs yi même malades yi ñoo am ñu leen teewal. ñu waxtaan tëggaat système santé bi. mais du loolu laa wax ci reconstruction. reconstruction bi moo waroon nekk base bi. reconstruction hôpital Aristide Le Dantec moo waroon nekk base u états généraux yooyu acteurs yëpp a war a toog sur la table ñu toog waxtaanee ko. voilà en toute tranquillité en toute sérénité lu ñu yàkkamti moo lay wane ne ñii suuf si lañ soxla. suuf si rek lañ soxla yàkkamti bi yëpp suuf si lañ soxla nañ ñu patam patame malade yi génn ñu. parce que ñu nekk dans les délais promoteur bi mën a ñëw mën a tabax loolu rek la. te promoteur bi ni nga wax dafa ni bu ñëpp génnul du mais bien sûr nous avons des sources que ne promoteur bi loolu la wax. que loolu moo leen ko imposé nee na tant que génnuñu du signer dara moo tax seen yàkkamti bi. yàkkamti bi yëpp looloo ko waral. mais balaa ngay tabax rek leen sooru malade yi ba pare ak personnel bi. Ablaye Dione bokk ci kon collectif sauvegarde hôpital Aristide Le Dantec kilifa Aristide Le Dantec yi tamit ubbil nañ leen suñu antenne bu ñu buggee mën nañ fi teew ñoom it indi ay leeral ci kàddu yooyu ñu lay gërëm di la sant boo doon tàggoo. waaw man maa ngi gërëm di leen sant. encore une fois di lancer appel à l'état di ko xamal ne ñun jàmm lañ bëgg. reconstruction boo xam ne dañ koy def ci jàmm en toute transparence ñun acteurs yëpp ñu taw parce que li xew Aristide Le Dantec ñaaw na. moment bi may waxee yow personnel bi xamuñu fu ñu jëm ñoom ñëpp jaaxle nañ. te loolu lu ñu waroon lijjanti bu yàgg la 90% yëpp hôpital moo leen di fay donc loolu état bi daf ko waroon lijjanti bu yàgg loolu nag dama leen xamal ne loolu ñun duñu nangu mukk personnel bi rek ñu leen di sacrifier moo tax encore une fois j'alerte. maa ngi alerte opinion publique intelligente dina xamal ne jàmmaarloo bi moom bu ñu bëggee jàmm nañu régler sooru personnel ba pare xool li ñuy tabaxal lan la ñu toog waxtaan sur la table en toute tranquillité wasalaam. jërëjëf Ablaye Dione maa ngi lay gërëm.